Mamadou Mohamed Ndiaye. xale bu góor bi faatu démb fële ca keroog démb kon ca diwaanu Bignona di ñeenteelu doomu aadama bi ñàkk bakkanam ci manifester ya fa woon ca boobile diwaan moom xale bu góor bi rob nañu ko tey ji njaboot gi rob ko ci tiis boole ci kit di amee naqaru xol ci anam yi nga xam ne seen doom joojee ca la faatu des na ci dikk génn ci xibaaru digg bëccëg gi song gi ñuy song presse ub Sénégal ak jafe-jafe yi nga xam ne média yi ci réew mi am nañu ko ngir doxal seenub liggéey na mu ware tax na coordination association presse fas yéene amal kon ak manifester boole ci kit benn mémorandum boo xam ne dañu ko jébal kilifa yi secrétaire général bu SYNPICS dina ci indi ay leeral ci xibaaru digg bëccëg gi woppi coronavirus yi di Covid 19 beeg tolluwaay gi juróom-ñeenti doomi aadama ñàkk seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn fukki nit moo tey Sénégal yegg ci junni doomi aadama yu faatu ci mbas mi bi mu duggee ci réew mi ak léegi lu aju ci Sénégal ak ni mu duggee ci capitale bu lii di autoroute à péage Dakar Diamniadio aéroport international Blaise Diagne ba amee ca 25% ndax Sénégal gagné na ca dëgg-dëgg ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi des na ci indi ay tontu ci gëstu boo xam ne def nañu ko ci loole mbokk yi moo di taxañu xabaar yi buñ ko tàqarñee ba nuppi ca la ñuy dalal Cheikh Tidiane Diagne mu faram-fàcceel ñu xibaaru tàggat yaram yi laata loolee Georges Diéti Diop dina fi teew ngir faram-fàcceel ñu xibaar bi ci réew yi ñu jukki leen as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey jii li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci mbirum autoroute à péage bi ak Sénégal ak ni mu duggee kon ci capitale bi ba amee ca 25% ndax am nay avantage ndax am nay inconvénient lu ca nekk fan la féete seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média El Hadji Aliou Ba moo nekk ci machine bi. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetland bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàq ligi dooree xibaaru digg bëccëg geek ndaw li faatu démb ca diwaanu Bignona bokkoon ci ñi doon manifester ba jële woon i gaañu ci hôpital bu Ziguinchor foofee fa la faatu tey jii kon ci lañu ko fas yéene jébal boromam mi ngi wuyoo ci turu Chérif Mané fukkeet ak juróom-ñaar la amoon njaboot gi nekk ci jaaxle ku tiis ci anam yi nga xam ne seen doom ji noonee la faatu Lamine Ba ciy leeral. naqar ak tiis façon na loolu te ci suba ci hôpital de la Paix ginnaaw bu ñu yëgee génnub àdduna kii di Chérif Mané di ndaw loole nga xam ne dañ ko jàmbal ba mu jaar ñàkk ci bakkanam moom mi amoon fukki at ak juróom-ñaar nag fekk baax fa nga xam nag moo di Bignona ci jamono jooju ba léegi ñoo ngi ko téye woon ci service de réanimation bu hôpital de la Paix Jibi Sow di nijaayam di nettali naqar ak tiis bi nga xam ne moom la ñu amee jamono ji naqar bu rëy la ñu am tey parce que sama jarbaat sama sët la parce que am na benn côté sama jarbaat la benn côté bi sama sët la côté yaayam moom sama sët la mais côté baayam sama jarbaat la ñun dañu yeewu depuis démb daal lañu informé tiis bi mais si naqar boobu nelaw ma bu bër set ma ñëw tey suba si ñëw fekk ñu fi nekkoon tel que nijaayam boobu bu ma fi fekk moo ma doon def compte rendu. njaboot ji nag jàpp ne ndaw la bi nga xam ne nag waajur yi amoon nañ ci moom yaakaar bu baax a baax. naqar la parce que xale bi mooy yaakaaru baayam moom mooy taawu baayam te muy jàng vraiment jàng bi xel bi neex na si jàng papam amoon na ci yaakaar bu rëy yaay jee tamit am na ci yaakaar bu rëy tey te njaboot ji daal ñun daal si naqar bu rëy la ñu yeewu mënuñu xëccoo mbirum yàlla parce que yàlla moom lu mu namm rek kenn mënu ci dara mais depuis booba ba tey xale bi daal dafa doon ñafe si kii bi parce que da ngay ñëw dañu am espoir saa yu ñëwee wala ma wootee ñu ne ma vraiment dina yeewu na yëngal na ba kii bi donc man gëmoo ne xale bi dina demee nii daal. li nga xam ne nag moo di rob bi tey ci ngoon lañ koy amal bu 17h jotee ci jamono jooju nag ci réseaux sociaux yi ñu gis ci appel à la mobilisation bu mag bi nga xam ne ñi di ay mbokkam ay jegeñaalem ak ñi nga xam ne ñoo ngi bokk ci langue politique bi ak société civile bi ñëpp di si yëkkati ay kaddu ngir ñaax nit ñi ñu dem fekkee robu ki nga xam ne nag moo di Chérif Mané. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine ci leneen ci wàllu xibaar bokk na ci njiital parti Pastef du Ousmane Sonko nimiku ak di jaajëfal ñi nga xam ne doon nañu ko jàppale maa ngi koy wéyal tey ji ci suba gi xëy na daje ak kuréel gii di ñoo lànk ci ngoon git mi ngi nësër ab daje dem seeti kii di El Hadji Malick Gakou njiital grand parti des ci wooyu lay wàll donte sax ñoo ngi dox ay jéego ngir jàmm ñëw ci réew mi fitna jeek yu ni mel liñ fi doon nemmeeku dakk terewul kaddu yi ñu déggee ci njiitu yu Macky Sall ak taxawaay bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko waroon na lool ak lu mën a saxal jàmm ci réew mi lu aju ci moom ile mbir ñu seen xam-xam màcc jëm ci wooyu li wàll ñu cay gëstu ko xeltu gis nañu ne daal njiital parti Pastef li su fekkente ne defante bi bëjoo bi wéy na bu moytuwul ci moom la nar a gën a méttee Ajaratu Binte Diallo.
Pathé Mbodj sociologue di analyste politique dafa ñu wax ni ci jamono gi ñu toll ñaari façon communication la ñu nekk muy communication bu bari ak communication bu xaw a yem tubaab di ko wax communication à maxima ak communication à minima. nee na Sonko nag moom moo nekk ci communication bu mag bi Macky Sall nekk ci bu mujj bi mooy bu xaw a ndaw bi bilee yoon nag Pathé Mbodj dafa jàpp ni luy nar a tooy ci Sonko lay jóge wax joo xamee ni toujours Macky bu yàggee dafay soof li ko Macky def moom moo ko sos li ko sos du ko wax bu fekkee ne nag te jaanu ngi nii toppaloo nga bàyyi ba mu romb nga topp si rëddu jaan bi di dóor boobu doo rey jaan te loolu mooy mbiru Sonko fi mu nekk ni du ay wax joo xamee ni dañuy réeroo kenn réeroowul Sonko xam na lu muy wax Macky Sall xam na lu muy wax Sonko xam na ni bu noppee dana suux muy jéem a wut nu mu rawee si ay nit. Ibrahima Bakhoum moom dafa jàpp ni coow li am wala wax ji am ci diggante Sonko ak Macky Sall Sonko ni muy waxee Macky Sall di waxee ci même rythme ba dafa mel ni daal lu mu nar a jóg ëllëg du lu baax. coow li fi mun a jur mooy président ñoom nee na état dafa war am fulla am fayda tam si dëgër si taxawaayam ñee tamit xamal na ko ne waa d'accord waaye nag bu taxawaay fekkee ne fi nga taxaw du noonu tamit ñun tamit dañ taxaw ci sa kanam loolu nag bu ko ñaari parti waxee kii xëcc jëmboor bi kii xëcc jëmboor bi la ca des yàlla rek a xam luy mën a xew ëllëg loolu moom mënuma cee sori waaye daal fi ñu tollagum nii mooy ne ji opposition jotoon naa nanguwaat lam ñàkkoon dem ba ci kanam président tamit xaw ab lu mu ñàkkoon jëlaat ci tuuti léegi nag fi mu nekk nii kenn ku nekk yaa ngi téye kenn ku nekk ci nag fa mu jëm dal la ndax dafay am ku fekki morom wala dafay mujj dagg yàlla xam. Pathé Mbodj dafa gis ni Sonko amul beneen pexe lu dul attaquer président Macky Sall ndax dafa am lu ko justice tere mooy wax ci dossier bi nga xamante ni moo ko lëkkale ak Adji Sarr Ibrahima Bakhoum teg ci ne politique nag ñëpp xam nañ ne mbiru rapport de force la. ay song ak i xaxar jëmee ci président Macky Sall élu yi ci diwaanu Kaffrine nee nañu duñu ko mayeti kenn dooree ko ci mbir kilan ba ca Malem Hodar jaar ca Kaffrine mais rek député yeeg ñi nga xam ne ay élu lañ daal ñoom fas nañu yéene taxaw ci ginnaaw kii di njiital coalition Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall jàppale ko li mu am yéene it mu di wutal ndawi réew mi mu xëy ñu jàppale ko ca bu baax a baax bu ko defee yu ci mel ni immigration clandestine ak ñaxtu yi ndawi réew mi nekkee mën a dakk Kaffrine Oumar Ndiaye. ñoom maire yi ak ñenn ñi bokk ci Benno Bokk Yaakaar féete ci département bu Birkilane Kaffrine ba ci Malem Hodar ñoom ñëpp kenn ku ne woote sab gox ngir waxtaanee ñetti téeméer ak fanweeri milliards yi ñu turé mi dikk ndaw ñi lu ñu mel nag ñu jàpp ne bokk na ci lay gunge gox goxaan yi Cheikhou Thiar moo di maire Mbëla moo wax ci kàddug maire yi nekk ci département bu Birkilane. képp ku ci nekk maire ak bànqaas boo ci mën a nekk na nga góorgóorlu ñu jéem a apporter solution ci lii nga xam ne président de la république jël na décision boobu kenn ku ci nekk ak sa budget fam toll nga yokk effort. ba tax na nag ñi fi ci département bu Malem Hodar ne daañu gunge seeni ndaw ba ku ci nekk xam fooy dëgg sa tànk Seydou Ndiaye maire bu Jànke waxtu kàddu département bu Malem Hodar. accompagner leen ci mbéy mi mën nañ leen accompagner ci yenn ci microfinance yi accompagner leen ci càmm gi parce que xale yi mën nañoo def amouche mën nañoo def ay bergerie mën nañoo def ay champs collectifs donc opportunité yi bëri na. lu ñu mel nag ngir ñu mën koo jëmmal faw ñuy jéggal ak jéggalee moo di gis-gisu Abdoulaye Seydou Sow nekk responsable politique nekk jëwriñ ci gouvernement bi. vouloir installer dans ce pays la psychose et la peur c'est méconnaître les Sénégalais. L'armée sénégalaise dit on nous tue mais on ne déshonore pas. li des nag mooy ñu delluwaat ci liggéey ba. ñu baal leen ñu saaga ñi wax lu dul noonu ñi inventé ñu baal leen ñu delluwaat ci liggéey parti bi sàmm ko mbir mi du yore ngaam rek du yore ak ngaam rek. département bu Birkilane Malem Hodar ba ci Kaffrine kenn ku ne amal sab assemblée générale ngir waxtaan ak say ñoon waaye ci Kaffrine Benno Bokk Yaakaar moom des nañ ko jëmmal ndax Abdoulaye Wilane nekk maire bokk ci parti socialiste da ko wuute. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. CAP di coordination des associations de presse fas nañu yéene amal ab toogaanu ñaxtu ci weeru mars gi ñu nekk kañ la xamaguñu ko waaye xam nañ ne dinañ ko def la tax ñu koy def moo di nee nañu daal jafe-jafe yi nga xam ne ñi yëngu ci métier tas xibaar ñoo ngi koy dund ak média yi ci réew mi léeg-léeg seenub liggéey day xaw a doy waar loolee nag la ñu bëgg mu daal di dakk ñu wut ci saafara ba benn ñol-ñol bañati cee am duñ ca yem ne am na mémorandum boo xamante ne ji bëgg nañ koo jébbal kilifa yi réew mi loolee ki ko leeral moo di secrétaire général bu SYNPICS Bamba Kassé ñu déglu ko moo doonoon ganu RFM matin tey jile. sitting boobu dañu bëgg mu nekk sitting bu participatif bëgguñu mu nekk sitting boo xamante ne journalistes yi rek lay doon dañoo bëgg képp koo xamante ne démocratie daf la soxal képp koo xamante ne liberté d'expression daf la soxal nga ñëw foofu bés boobee wane sa bopp ndax defe nañ ni si yenn action yi mbooloo mooy doole. jàppoon nañu ni war nañ ko mën a def balaa weer wi di dee mais ba léegi amaguñu si date bu leer mais dans tous les cas principe bi moom retenir nañ ko sitting bi moom dina am
bu sitting mu weesoo dafa am benn liggéey bu ñuy def actuellement ñu ngi préparer mémorandum bi du mémorandum boo xam ne dañuy tëj rek bind ko dañoo bëgg ñëpp ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ay acteurs muy ñi nga xamante ne dañoo retraité nekkoon fi ay journalistes pendant 40 ans muy ñi nga xamante ne dañu nekk sax ci école yi war a doon ay journalistes muy ñëpp ñuy liggéey ci biir wàllum secteur média ñun ñëpp ñu dajaloo xaatim bind mémorandum boo xamante ne dañ fay teg ay points de réforme yoo xamante ne dañ ko war a def bu fekkee ni bëgg nañ Sénégal dellu ca fa mu newoon maanaam nekk réewum démocratie boo xamante ne presse bu libre moo fay am ak presse bu indépendante ak presse boo xamante ne dafay jëmbal ak di soxal démocratie donc ñaari mbir yooyu pour l'instant nañ jàpp ko. leneen ci wàllu xibaar mu di mbiru yoon ak yoonal audience spéciale bu chambre criminelle bu Ndakaaru ñaari mbir yu ñu fa waroon na àtte tey jile dàq nañu ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars loolee défense bi ñoo ko sàkku mbir mu njëkk mi mbiru Mamadou Diaw la woon moom la ñu waroon a àtte moom mbiri association malfaiteur ak i relation ànd ak ñoo xamante ne ji daal dañuy na si pexe ngir mbiri terrorisme ak di ko kañ ak tàgg loolee lañ ko doon toppe fàttali ne atum 2016 ba léegi mi ngi ci kaso bi tey ji lañ ko waroon a àtte waaye dàq nañu ko ba jëmmi jamono des na ci dikkaat suñu yeneen jotaayu xibaar ak Anna Rocha Lita Lopez Faye ma ñu fa teewal mbirim horticulture di mbéyum dër seetlu nañu ne jamono ji taxawaay bi ca war ak ni ñu ko war a gunge ci mbay mi daal dafa des loolee tax na ñu góorgóorlu ba ren ji ñu jëlee ci tool yi lu am solo bokk na ci pomme de terre bu doy waaye ay lujumit yoo xamante ne ji doy na la ci ñu rek moo di mbayum dër moomee nga xamante ne ji kon ca zone des Niayes la ñu koy defee ñu bu ñu bàyyee ba nuppi fu ñu koy yóbbu mën koo jaay loolu mooy den seen problème lu ne mel tax na kan coordinateur bu association union maraîchère Niayes sàkku daal ñu amal ci ay waxtaan yu yaatoo ngir mën a lijjanti yooyu la jafe-jafe ci yooyu la jamono directeur général bu ARM agence régulation des marchés moom xamle ne daal lu aju ci ay pexe mu di planification bu ñu waroon a teg ngir seet nu ñu lijjantee loole moom moo des te ñi ko war a lijjanti moo di maraîchers yi seen jëmi bopp Barthélémy Mbissane Ngom. pompiteer carotte supame patas wala boog sax soble Sénégal am na ko ci quantité bu doy production bu am solo lañu am ci atum ren ji rawatina ci zone des Niayes waaye nag jafe-jafe gi maraîchers yi am mooy nan la ñuy def ba jaay seen production yooyu le yokk ci amuñu ay magasin stockage amuñu it lii di chambre froide maraîchers yi nag ne soxla nañ ko ci jamono ji rawatina bi nga xamante ni demande bi dafa néew bu ñu ko méngaleek offre bi nekk ci marché bi Mamadou Ndiaye mooy coordinateur kuréel gi ëmb union maraîchers yi nekk ci zone des Niayes. gis nañu ne mbéy mi ci Niayes bi macha allah rawatina ci mbéyum pomme de terre vraiment mbéy mi dox na loolu tax na ba ñun béykat yi fi mu nekk nii ni muy ñëwee ci marché bi ak ni ñuy gisee prix yi dañoo ragal ne prix yi dana wàcc donc léegi comme ragal nañu prix yi wàcc di foog ñu jéem a seet nan lay mën a def ba prix yi non seulement ñu bañ a wàcc mais nan lay mën a def seet ba béykat yi mën a jaay am xaalis ci prix yi nga xam ne ay prix yu moo gën problème bi mooy ginnaaw dañuy wax ne léeg-léeg su fekkente ne li ngay consommer li ngay indi ci marché bi moo ëpp li nga xam ne moom la nit ñi di jël prix bi day gaaw a wàcc te léegi nag comme mbéy mi baax na te gis nañu ne weeru mars ak weeru avril ci jamono bu nekk li nga xam ne mooy mbéyum dër suñu egg ci jamono yooyu mën nañu ne mbéy mi foofu la ëppee kon ba pomme de terre bi fi mu nekk ni lii génn ëpp na li nit ñi di soxla léegi lii faj affaire boobu nag mooy ñu am ay chambre froide yu doy. sous secteur bu horticulture ci jamono ji nag ñu war ko dimbale ndaxte moom mooy grenier vert bu Sénégal te tamit dafay participer ci équilibre balance commerciale réew mi mu mel ni nag autorités yi ñoom lañ ci interpellé Amadou Abdoul Sy di directeur général ARM di agence de régulation des marchés. même su Sénégal India retiré dinañu am problème ñoom rek petits producteurs yi suñu leen bàyyee ci 75 000 tonnes yu direction horticulture mu ne dinañ ko indi c'est 10 fois consommation Sénégal par mois ñu ne amuñu chambre froide donc dinañ am problème ñun dañuy toppatoo nu ñu koy jaay mais ñoom war nañu planifier ba xam ne marché bi lii la attan ñu indi lu marché bi attan accusation bi si ñoom la nekk avant ñuy béy nañu toog ñu seet nu ñuy béyee et kan lañu war a kan la ñaay côté ñaay bi dafa sedd. diggante at ak at seetlu gi mooy production au secteur horticole bi dafay yokku ñu dem sax ba ne sous secteur boobu bokk na ci sous secteur yi gën a dynamique ci wàllum mbéy mi fii ci Sénégal waaye nag ci jamono ji soxla nañu gën ko encadrer ngir ñu mën a am autosuffisance alimentaire maanaam bay dundee. SECA di société concessionnaire bu autoroute à péage Dakar Diamniadio AIBD Sénégal léegi bokk na ca capital ba amee ca sax 25%. ñu bëri nag li ñu bëgg a laaj moo di loolee nu muy demee ak it ndax bu ni amee Sénégal dana ca gis boppam bu baax a baax ci yan anam la cay gisee boppam Mohamed Ali mu ba defal nañu cib gëstu.
nu Sénégal duggee ci capital société bi géré autoroute à péage bi lu baax la dina ko may avantage yu bëri loolu la kii di may sababu wax nekk professeur jàngalekat économie. damaa demoon ba daan sax lii est-ce que ñi signé woon contrat yu njëkkee daanaka crime la ndax c'est pas normal mais tey Sénégal dem na ba jël 25% muy quart bi ci capital bi mu buuxante ba dugg wëlbatiku 1000 francs CFA bi ñu ko doon jox mu def ko 800 millions par at donte xeeb nañ ko ndax suñ suuf la. waaye nag am na ay questions yu bëri yoo xamante ni leerul ci bopp nit ñi ba léegi ndax état bi nu mu amee 25% yooyu dina ko may mu am lu ñuy woowee minorité de blocage maanaam dina participer ci conseil d'administration bi am baat foofule itam am droit de vote du am action kese moo am solo waaye am baat bi moo ko gën a rëy ndaxte bu fekkee ni amoo baat munoo pousser ci conseil d'administration bi ñu jox la ay dividende ndaxte actionnaire majoritaire bi am na possibilité dicte lu am bañ a sa fay lu ñuy woowee dividende seddale bénéfice kon mun na jël benn année ne ren bénéfice yëpp duñ ko séddale dañ koy yóbbu ci ay réserve naka noonu su boobaa nag état bi nu mu amee 25% yëpp loolu du tax benn yoon mu am ci ay part de bénéfice comme nu mu koy amee année bu ne ci Sonatel tout dépend donc ci contrat bi naka noonu beneen risque bi mooy manipulation compte résultat yi di wàññi bénéfice yi bu fekkee ni kon état bi suivre lu nu mel loolu itam mën na ci am waaye nag risque bi bëriwul ndaxte compte société bi fokk ñu certifier leen te cabinet comptable international moo koy def naka noonu itam administration fiscale Sénégal mun na liñati xool ci compte yi bu fekkee ni amu ci ay fraude. Bikol ma nga ca commune bu Jaareer foofee ña yëngu ci mbayum dër bëgg nañu daal ñu gën leen a taxawu jigéen ña ñu ëpp ci ñoom ca loole la ñu yëngu bëgg nañu jox leen suuf su bari soos dinañ fa mën a bay waaye it gën leen a jàppale ndax gis nañu ca njariñ ñi ngi ko xamle ci jamono joo xamante ne ji secrétaire d'État di Moïse Sarr doon na leen jébal lu toll ci fukki moto pompe ak ñett Aminata Goudiaby ay tool yu ñu aménagé ci village bu Bikol ngir ñu fay def mbayum dër jigéen ñu bëri nag ñi ngi ciy liggéey te nee ñu tax na ñuy faj seen ay soxla ni mu waree Fatou Ngom nag moom baykat la foofee ca Bikol. jardin bi ñun jigéeni Bikol yi ñoo ci jàpp di liggéey bi nag liggéey bu baax la ndax dañ ciy am njëriñ gis nañ ci njëriñ bu baax ndax dañ ciy togg yenn saay école day tijji nga jaay ci jënday say doom ay kay ak ay bic. Fatou nag ak jigéen ñi nga xam ne ñoom la àndal ne li ñu bëgg mooy fu gën a yaatu ba gën di mën a def seen ay activité ci ni mu waree. bu ñu amoon it ku ñu jàppale ñu gën a jot ci suuf si bu baax a baax ndax lii motul ñun ñëpp bi ñu fi nekkoon am na ñoo xam ne liñ ci am bariwul suuf si daa xat ñun ñëpp xejuñ ci jardin bi buñ ci amoon ku ñu dimbale it ñu gën a liggéey bu baax. yokkal ñu suuf si ñu mën a liggéey daan suñu doole ñoo ngi ñaan waa kii maire bi ñu yokkal ci suuf si. secrétaire d'État Moïse Sarr te itam di conseil municipal foofee ca Jaareex nga xam ne village bu Bikol fa la bokk seeti woon na nag jigéen ñooñu moom nag nee na dana def plaidoyer bi ba jigéen ñooñu gën a jot ci suuf su gën a bëri. il faut nag ñun ak conseil yi fi nekk yëpp problème yu mel nii ñu mën ko teg ci commune bi maanaam ci conseil municipal bi ñu waxtaan ak maire bi pour ñu mën a yaatal suuf si pour ñu mën ci jot. waaye laataa loolu nag moom teg na ci seen loxo lu tolloo ko fukki moto pompe ak ñett ngir rek nee na jàppale leen ci arrosé bi. soble bi mu ngi fi navet baa ngi fi kaane baa ngi fi chou yaa ngi fi tomate bi aussi pomme de terre mais amoon na jafe-jafe boo xam ne nag PAM yi moom lañ doon jànkonteel muy ndox te pour nga arrosé il faut nga am ndox léegi ñoom dañ doon xëy suba teel 4 heures du matin 5 heures du matin ñëw di root mu nekk lu diis tey ñëw naa tey ak fukk ak ñetti moto pompe yoo xam ne jardin bu nekk dina am moto pompe am. mu digle nitam ne bu yàggul dara dana leen fa tabaxal ay mini forage ci tool yooyu nga xam ni fa la jigéen ñi nekk ngir wàññil leen yenn coono yi Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi benn waxtu du 1 heure fegg na ñaar fukki minutes. ak RFM kumpa jeex na. woppi coronavirus ji ak tolluwaay bi lu toll ci juróom-ñeenti doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn limub ñi ñàkk seen bakkan ci mbas mi ba mu duggee Sénégal ak léegi fukk moo ko tee manqué junni ñu gisi tey ji lu toll ci téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent fukk ak ñaar yoo xamante ne ji amee nañu woppi coronavirus ji ca noone yëf yi ak na mu tëddee juróom fukk yi ak juróom benn ay cas contact lañu am na ci téeméeri cas ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xamante ne ji ay cas communautaire lañu ci weneen wàll wit woppi coronavirus jooju ak fële ci diwaanu Louga li ñu fa seetlu mooy li ñu fa am ci cas bi mbas mi duggee ak léegi ci réew mi yegg na ci junniy cas
am na it lu toll ci juróom-ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñaar yooyu ñàkk nañ ci seen bakkan ci jamono joojee diwaanu Louga jot lu toll ci ñaar fukki junni ak ñaar ci ay doses vaccin ngir war a tàmbali campagne bi jëm ci ñàkk askan wi ngir kon ñaareelu dose bi lépp aju rek ci aar leen ci woppi coronavirus ji leerali Abraham Paul Emmanuel Pouy. ñetti ay bés léegi ginnaaw bi nga xam ne door nañu campagne bu jëm ci wàllu vaccination bu coronavirus ci diwaan bu Louga nag depuis bu campagne bi dooree nag jot nañoo vacciné ci lu tollu ci 4390 ci ay nit waaye recensement bi nga xam ne jotoon nañ ko def ci phase bu njëkk bi nag ñu ngi toll ci 4692 ci ay nit phase bu njëkk bi nag ñu vacciné mooy waa kër docteur yi autorité administrative yu nekk ci Louga ak kilifa diine yi nga xam ne jot nañ leen a vacciné ngir ñu mën a sensibiliser askan wi Cheikh Sadibou Senghor moom mooy médecin chef bu région bu Louga. lii nga xam ne moom mooy personnel santé bi li mu ciy représenté moom mooy ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci junni ak juróom-ñeenti téeméer yépp kat recevoir nañu seen première dose vacciné nañ leen donc ñu ci des kat daanaka mooy ñi nga xam ne peut-être vaccin bi àndul ak loolu mooy jigéen bu ëmb. autorité sanitaire yi ñoom lu ñu bëgg mooy daal di door vaccination wu ñaareelu dose bi pour loolu yépp mën a am nag région bu Louga jot na ci lu tollu 22000 doses. jot nañu ñaar fukk ak ñaar junni vaccin yi nga xam ne kat ministère de la santé jox nañu ko pour mën a commencer li nga xam ne moom mooy ñaareelu dose bi pour ñu jotoon a njëkk jël donc te am nañu yaakaar bu baax. ci waxtu bi nga xam ne nag région bi moo ngi vacciné wu Louga nag kaaw positif coronavirus yi léegi ëpp na junni te ñi ci ñàkk seen bakkan ñoo ngi tollu ci 77 mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul Emmanuel Pouy des ba léegi ci woyle wàll mu di coronavirus beeg taxawaay bi ñu ci am ñeel ñàkk yi mu di vaccination gi commission pharmacovigilance ak éthique nan la ñu lijjante seeni mbir ba xibaar bu ñu jëlee ci nit ku ñu ñàkk fexe ba mu yegg fa mu war a yegg am na ko bokk ci boobu les comité di wuyu ci docteur Samba Kor Sarr indil na ci ay leeral kii di Awa Mbaye. barabu ñàkkukaay yi fu si ne dina am aw kayit woo xamante ne dañ ko fay bàyyi ngir dajale lépp luy xibaar jóge ci ñu ñu ñàkk ba noppi wala seeni njaboot loolee di ay jàmbat yu nu tënk war koo jox commission bi toppatoo lépp loo xamante ne moo tukkee ci ñàkk bi docteur Samba Kor Sarr ci la bokk. buñ ko yóbboo fiche boobu dañ ci wax yi nga xam ne nii yëpp ci essai clinique yi ñu def ci vaccin bi jotoon nañ ko ci nemmeeku mu nekk ay effets secondaires yoo nga xam ne nii déjà xam nañ ko mais dañ ciy prévoir aussi yoo nga xam ni peut-être xamaguñ ko. gannaaw ñàkk bi lépp lu feeñ ci yaram wi dañ koo war a signaler bu nekkee sax dafa ëpp loxo su boobaa nag am na ay enquête yuñ ci war a ubbi docteur Sarr. bu fekkee ni jàmbat la boo nga xam ne nii bokkul ci yi ñu listé woon yoo nga xam ne nii war na mun a feeñ ci vaccin bi dañuy daal di mettre en place immédiatement ab équipe boo nga xam ne day topp loolu pour xool naka la nekkee en lien ak vaccin bi mu jël. ci jàmbatu askan wi lii moo ci gën a fës ci ñàkk yi. comme ay bopp yu métti yi loo nga xam ne presque da ngay mel ni ku am grippe ak yi nga xam ne parfois naan sam biir dafay métti et cetera donc ça c'est des informations yoo nga xam ne nii dinañ koy remonter. am na koo xamante ne njabootam mi ngi wax ne ba ñu ko ñàkkee ci la am AVC ndax jàmbat boobu jot ngeen ko ak itam yéen gëstu ngeen ci def ak fan ngeen ci toll. événement yooyu nag parfois mun na coïncider mu jël benn acte maanaam mu jël benn garab wala mu jël benn kii mais du ni dafa jël garab bi rek loolu moom moo tax événement bi survenir. ci noonee le kër docteur di digal képp koo xamante ne mu ngi ñàkku bu ñu ko defalee piqûre bi ba noppi mu toog fa barab ba lu mu néew fukki minute ak juróom ngir lu mu yëg ci yaramam mu mën koo yëgal fa saasa fajkat ya fa nekk. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop la ñuy ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay Alaaji Georges maa ngi lay fay. xibaar bi ci réew dañ koy door rek réewum Côte d'Ivoire premier ministre ba fa woon te faatu bu yàggul di Ahmed Bakayoko dañu koy delloo njukkal tey ji ci àllarba ji. noonee la ñetti pàcc nag la journée delloo njukkal googi di am hommage bi nga xamante ne réewum Côte d'Ivoire moo ko koy jégleel ak beneen ba nga xamante ne parti politique am moo ko koy njukkeele ak beneen bi nga xamante ne ci guddi lay doon ak yenn artistes yi nekk foofu ca Côte d'Ivoire ñenn ñi sax daañu jógee bitim réew nag Koffi Olomidé loolu yëpp li ko waral xaritu artistes yi la woon moom Ahmed Bakayoko mi génn àdduna àllarba
gi ñu weesu bi mu amee juróom fukki at ak juróom benn ñu fas yéene ko denc nag ca dëkk ba mu fekk baax foofu ca Côte d'Ivoire ajuma gi ñu dëgmal. ñu dem ci meneen réew mu di Niger foofee lu mat ay fukki doomu aadama yu bari sax yoo xamante ne ñeneen ñu dañ leen a faat ca frontière Mali la ñu faatoo. gën kaa tuuti ñi ñu faat toll nañ ci juróom fukk ak juróom ñett ci ay cong yi nga xamante ne jàpp nañ ne ay terroristes ñoo ko def attaque bu njëkk ba am altine ci suba ñu jëmale woon ko ci ab woto wi nga xamante ne ña ca neewoon dañu doon dem ca wala bokk dañu jóge woon Banabangu ci ne di dem Chiné Godar ci région bu Tillabéri boobee nag la ca faatu toll na ci ñaar fukki nit yeneen cong yi nag ñu ngi ko jubaloon ci ay gox yi nekk foofee ca ngoon ga la woon lu gën kaa tuuti fanweer nit ñàkk ci seen bakkan gouvernement bi nag décrété na ñetti fanu deuil national yi door tey te conseil national de sécurité extraordinaire mu ngi daje jamono ji foofee ca Niger. ca république démocratique du Congo la ñuy dem Kinshasa mbënn ma moo fa fës jamono ji gannaaw taw yi nga xamante ne nemeeku nañ ko ci capitale bi démb loolee tax sax ba ñeenti nit ñàkk ci seeni bakkan ab mission Union africaine jamono ji ca Centrafrique ki ko jiite moo di premier Mali ba woon di Modibo Sidibé li ñu bëgg nag moo di dox tànk jàmm de diggante gouvernement bu Centrafrique ak yenn groupe armé yi nga xamante ne ñoom dañoo bëgg a daaneel nguur ga président bu Tunisie moom jamono jooju ma nga ca visite d'état ca Libye Kais Saied dalal nañ ko ci l'aéroport bu Tripoli tey ci suba président bu conseil présidentiel bi Mohamed Al Manfi moo ko dalal programme bi bokk na ca ay waxtaan bi nga xamante ne ko seq ak président bu conseil présidentiel boobee ak itam waxtaan bi mu nar a seq ak premier ministre par intérim di Abdelmajid Beba mi nga xamante ne mu ngi door liggéeyam altine gi ñu weesu visite bu njëkk bu njiitu réewu Tunisie fële ca Libye atum 2012 la woon at gannaaw bi régime Kadhafi daano dañ koy jeexaleek États-Unis ak fusillade ba fa am démb juróom-ñetti nit la ñu faat dañ leen dóor bal ñu de juróom-ñeent ya nag am nañ ña ca bokk juróom-ñetti nit la ñoom lañ faat juróom-benn ya ñu ngi cosaanoo Asie loolee nag mu ngi xewee ca région bi di Atlanta ci état bu Géorgie waaye police nee na teg na loxo ki mu jàpp ne moo def lu ni mel atam mu ngi toll ci ñaar fukk ak benn. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Georges Dese Diop. RFM Sport. ci noonu ci la ñuy dikkee daal ci wàllu tàggat yaram dalal Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. sama waa ji maa ngi lay fay namoon la gëj la gis. waaw loolu de am na moom. baa yaa ngi ci jàmm rek. maa ngi sant bu baax yàlla na jàmm yàgg. amiin te ñu bokk ko. jaajëf doore wàllu tàggat yaram ak lu ñel coupe CAF jaraaf bu Ndakaaru yéene moo di relancer waat. waaw niki tey jii la ñoo fas yéene def lu ni mel gannaaw jongante ko nar a dox seen digg ak ñi di waa CS Sfaxien di club Tunisie match googu ci wàllu coupe de la CAF wala coupe confédération ci bu 16h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès jaraaf nag ñoom seen match bu njëkk dañu lajjoon tey jii nag li ñu bëgg mooy fexe ba relancer wu foofu la ci stade Lat Dior bu Thiès loolu nag foog ñu am taxawaay bi nga xamante ne moom lañ nar a amal ci bile jongante ngir mën a am lu ni mel loolu moo di kaddu Momar Thioune mi nga xamante ne mooy suñu consultant ñu déglu ko ci yaatal. championnat bu fekkee ni ñeenti équipe ngeen soo tegalee ay défaite day métti waaye nag terrain Thiès bi yaakaar naa ni jaraaf daan na fi def ay résultats yu baax te Cheikh Gueye nga xam ne mooy entraîneur remplacé Daaf day koo xamee ni yàlla may na ko mu xarañ may ko également xale yi gën koo déggal ñun ànd nag ak dal bañ a defe ne rek football bi da ngay ñëw rek xoj waa ji rek gañe ko victoire kenn du ko décréter waaye mën nañ ñëw dal ànd ak fulla ak fayda football bi nga xamee ni moom la ñu xamoon ci jaraaf bu boobaa ñoom dinañ mën vraiment indi ñu spectacle boo xam ne spectacle bu neex lay doon bu war a mën ànd ak 3 points de la victoire ki nga xamee nag mooy capitaine d'équipe bu jaraaf bi match bi passé fii ci Thiès dañ ko football la woon excentré même bu fekkee ne équipe bi génn na ci day koo xamee ne li mu wone woon ci xar kanamam ku puissant la am na xar kanam boo xam ne war na mën a tax mu mën a sonnal ay défense ba pare nag am ay coup de pied yoo xam ne sur le plan des frappes de balle lu am solo la ci football bi donc jaraaf na def footballam bi ñu ko xamee nañu teey bu ñu yàkkamti mais nañu fexe également jamono yi nga xamee ne football bi da koy laaj bu ñu waree xoj adversaire bi ñu yëkkati bloc d'équipe bi yóbbu ci kanam pour mën leen a xoj waaye nañ fexe rek te yàlla defal leen ko incha allahu jaraaf gagné donte que sax 1-0 la baax na nañ gagné
ba pare bañ a jël but loolu lu am solo la ci yeneen match yi ñëw. match kooku nag diggante Jaraaf ak ñii di waa club sfaxien bu Tunis danañ ko amal ni ki tey jii ci bu 16h jotee ngeen mën ko déglu tamit en direct ci rajo Futur Média geneen équipe bu Sénégal bokk ci compétition interclub bi moo di Teungueth FC wàllu Ligue des champions ñoom nag daal dinañ leen éliminer la ko waral moo di démb dañoo amati geneen défaite ci Algérie seen diggante ak ñii di waa Mouloudia gannaaw loolu nag yi di seeni supporters ba foofu la ci Teungueth am na ay kàddu yu ñu jot a yëkkati ci kàddu suñu ndaw bu ñu fa toogal di Abdou Diouf Diagne. élimination bi moom metti nañu trop mais aussi bettuñu tamit Teungueth bu qualifié woon moom mooy doon surprise bi parce que ñi ñu bokkal poule équipe ay équipe yu mag lañ liñ ci wax rek lu positif moom mooy équipe bi joueurs yi am na lu bëri loo xamante ne dinañ ko jàngat foofu noonu professionnel nu muy comporté woo yooyu noonu yëpp expérience bu ñu demoon wuti ji la te xam naa ne instant bii nii am nañ ko. waaw lu ñu mënta wax rek xanaa di encourager bu baax équipe bi parce que pour une première nga ñëw participer ci Coupe d'Afrique am ndam sori di amoo moyen nekk équipe bu ndaw a ndaw donc lu dul rafetlu ko di leen di encourager di ñaan également TFC première participation bi ñu jàngat bu baax erreur yi nga xam ne ak jafe-jafe yi nga xam ne jot nañ ko jàng ci première participation parce que déwén bëgg na ak jàmm équipe bi delluwaat. pour man élimination Teungueth FC bi nekkul surprise bu rëy ci ñun. parce que poule bi ñu nekkoon ñi fa nekk ñëpp gën nañ Ligue des champions bi même Raja bi nga xam ne sax moom la ñu éliminé en tour préliminaire kooku aussi daa moom moo joué demi-finale yi donc suñu participation bi équipe bi def participation bu baax la étant donné que ñu ngi doon doog a dem di nekk club boo xam ne mu ngi doog a jóg. ginnaaw football fii ci Sénégal ak ci Afrique ñu waxtaanee football fële ca réew yi tubaab yi ak Ligue des champions tey jii ca la ñuy xam dëgg-dëgg quart de finale Ligue des champions yi nan lay tëddee. waaw gannaaw ñaari jogante yi nga xam te ñu leen di xaarandi tey jii ci ngoon si la ñuy daal di complété li nga xamante ni sax moom moo di tableau huitième quart de finale yi jàppale nag ci wàllu huitième de finale retour yi tey jii Bayern Munich mi nga xamante ni amoon na ndam lu yaa ci déplacement bu doon amal ca Italie digganteem ak Lazio bu Rome moom nag ñeenti bal la ko daanoon dana ko daal di recevoir ni ki tey jii geneen jogante mi nga xamante ni xëy na foofu la suspense bi ëppee diggante Chelsea bu Edouard Mendy ak Atlético Madrid ca match aller ba nag Chelsea moo fekkoon Atlético ca Madrid daal di ko daan benn bal ci dara jogante yooyu tamit di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média waaye jàppaleen ni équipe yi nga xam te ni jamono gi ñoom ñoo qualifié ci lu jëm ci wàllu quart de finale Ligue des champions moo di Real Madrid Manchester City Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Liverpool ak FC Porto. Coupe de France seen huitième de finale danañ ko daal di amal tey jii ci bu 16h45 jotee gën a jogante lay daal di doon diggante Paris Saint-Germain ak Lille ci Espagne ñoom nag dañuy daal di dabe seen championnat deuxième journée 18h tey jii ci ngoon diggante FC Séville lay daal di doon ak ñi di waa Elche Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. jaajëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky Sall ak Ousmane Sonko seenu nekkin bu doon ceere la ñu ne xas na xajam ba far yegg ci karac bi l'Observateur yéenekaay bi ne nañu donte ñoo ngi seet jàmm ak dal nu mu amee ci réew mi terewul muy Macky Sall di Ousmane Sonko ku ci nekk ci ñoom ñaari yaa nga taxaw fa nga taxaw ngooy ca la nga ngooy ni kii di président Macky Sall dégg nañu ko keroog ba muy dajeeg waa société civile gi mu xamal leen ci biir yi waxam ne mbir su xewee ci réew mi mën nañoo toog waxtaan ci waxtaane ko ba am ci saafara waaye état bi moom du nangu kenn di wañ loxom ba kenn di ko xoqutal wala état bi di taxaw di yox yoxi ci lenn moom Ousmane Sonko njiital parti Pastef l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne wax na ne li fi nguur gi dund bu yàggul ab téeñ la rek bu ñu teggiwul seen tànk yan bi dana ñëw te bu ñëwee muy gën a metti ci ñoom journal bi nañu Ousmane Sonko diggée na deuxième wàgg gu naratar ci Macky Sall ak nguuram kaddu yu Ousmane Sonko yooyu moom la journal Vox Populi xëy ci xëtamu njëkk mu di li mu ne li ñuy sàkku suñu ko amul li fi woon lu ko raw dana fi ama te bu boobaa ñoom ñi ci nguur gi ñoo cay ñàkke la si ne kay nañu Ousmane Sonko seral na ay kàddoom ba wàññi xadaram nee na démb ñun amuñu benn problème ak réewum France suñu xeex nekkul di song ka yàqate li réewum France moom ci réew mi mënuñoo bëgg a dooleel investissement direct étranger bu noppi di bundu xatal ay étranger yu nekk ci réew mi moom moomee di Ousmane Sonko Sud Quotidien xamal nañu ne gisee na démb ak Khalifa Ababacar Sall ci àndandoo def benn dànk ngir xeexal démocratie ak état de droit ci Sénégal ci loolee la ñu taxaw Sud bind ne Ousmane Sonko xaal na yoon wa Khalifa Sall biral yéeneem ngir ànd ci ak moom Le Quotidien nañu ab lëngoo ngir jàmmanloo ak Macky Sall moom la Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko dinas waaye fa ñu nar a juuyoo nag yéenekaay bi nee nañu moo di ci élection locale yi ndax kii di Ousmane Sonko bëgg-bëgg moo di ñu def élection locale yi nu mu gën a gaawee organiser ko ci 2021 gi ni ñu ko bindee woon ci mémorandum bu waa M2D def Le Quotidien nañu ci jamono
joojee kii di Khalifa Ababacar Sall moom li ko gënal moo di bala ñuy amal ay élection locale ci réew mi ñu auditer fichier électoral bi ba noppi lu sotti am borom. autoroute APS Dakar Diamniadio aéroport Blaise Diagne état bu Sénégal bokk na léegi ca capitale ba. Soleil national moo bind xibaar bi ci xëtamu njëkk ba dolli ñu ci ne 25% lay amee ci capitale bi yamu ca it ndax redevance foncière annuelle bi ne woon 1000 francs di ñaari téeméer at mu nekk ca contrat bu njëkk ba état bu Sénégal négocié waat na ko lijjanti ko ba mu doon léegi lu mu néew 800 millions di ñetti téeméeri millions at mu nekk. réew mi quotidien nañu loolee nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall ba mu yegsee ba léegi nu mu ko lijjanteeg nu mu ko réglé rek la doon seet. ministre bi ñu dénk wàllu infrastructure ak transport terrestre di Mansour Faye sottal na ko moo renégocier action yi réewum Sénégal war a am ci autoroute APS bi ba état bi dina am ci capital bi 25% ak 800 millions yu mu ciy am at mu nekk. lise ko gis na état bi dafa fuqati li mu yayoo ci autoroute APS bi journal bi tegal ñu ci ne ci juróomi weer Mansour Faye réglé na loo xam ne ñi ko jiitu woon yàgg nañu koo jéem yàgg koo wut waaye mënutoon a sotti léegi nag société bu ñu naan SECA mooy wuutu Senac SA ngir mën a waggar bu baax a baax ci intérêt yi réewum Sénégal am ci autoroute APS bi. njiit réew mi Macky Sall yéene bëgg-bëgg bi mu am ngir wutal ndawi réew mi ab liggéey la Sénégal ne nañu du ca wét ndax maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye dooni jëwriñ gi gàll wàllu pêche ak économie maritime taxaw na ci jàppale ko ci bu baax a baax. journal bi nañu moo ko wax démb moom Alioune Ndoye ginnaaw ab diir bu mu toog kenn déggu ko wax na démb ci ndaje muñ doon amal ca mairie bu Dakar Plateau fa la waxee ne président Macky Sall sant na gouvernement bi ci ñu taxaw ci mbiru emploi des jeunes bay naal ab conseil présidentiel mu ne it keroog fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février daje na ak i jeunes yorooni projet ba jàppale leen ci lu mat ñaar fukki jeune ak benn yu nekk ca Dakar Plateau wutal nañ leen ay liggéey ba boole leen ci ay contrat durée indéterminée mu ne ci ñoo ngekk yeneen projet yoo xamante ne ji li tax a jóg moo di tabax ay marché ak i logement te ci yooyee ñoom jeunes yi ñoo cay nekk ñoom la ñu cay teg ngir ñu doxal ñaawlu na it fitna ji amoon ci réew mi fan yi ñu génn naqarlu ñi ci faatu masawut ñi ci yàqule. Awa Cissé benn xale bu jigéen la bu toll ci fukket ak juróom-ñaar libération nañu Awa Cissé da doon bindaanu ci génn kër gu nekk ca gaay mexe ndaw si mu doon liggéeyal di ab patronam ñu naan ko Ngóone Fall moo ko dóor aw yat ba mu jaara ca faatu yëf yi mi ngi tukkee ci jàppante bu amoon ci seen biir ci guddi gi Ngóone Fall mi jël aw yat dóor ko Awa Cissé ba mu faatu nee na dafa jàppe woon xale bi ne ko mu bokkal jàppoon ne ko bokk ci seen famille la moo tax bi mu jàddee aw yoon mu bëggoon ko jubbanti ba musiba moomee fekk ko ci moom Ngóone Fall mi dóor aw yat Awa Cissé ba mu jaara ca faatu libération nee nañu yoon teg na ko loxo mën nga ñu tëye ba defeere ko war koo àtte tuumay dóor nit ba mu jële cee gaañu jaara ca faatu mu di coup et blessure volontaire yu jur bakkan bu rot loolee la ñu koy toppee